jano bi jotaay politique. voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañu suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu dem ci waa Kër Docteur ba tey ndax itam fi réew mi toll ak itam wopp ji nga xam ni moo di coronavirus bi nga xamee ne moo lëmbe àdduna bi yëpp wërngal kàpp ba tax na ci liggéey bi nga xamee ne ñu ngi ko ciy def Sénégal gi yëpp def benn say ngir itam mën a rek songu tawat jooju la wala doomu jàngoro boobule ngir jàggi ko ruur ni ko wolof di waxee. fi ñu toll nii nag tey ñu dem ci mbootaay gi nga xamee ne ay médecins ñoom ñoo ko jiitee ñu toog ci nag ak kenn ci ñoom ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu faj mu di docteur Amy Ndao waaw léegi nag moo tax sabab bi maanaam prétexte bi mooy coronavirus bi fii na toll nii ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Maodo. fu ngeen toll. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu maa ngi nuyu suñu mbokk auditeurs yi. di kontaan ci dalal bi nga ma dalal El Hadj Maodo. di nuyu sama frère sama xarit. seen directeur. Baye Oumar. yàgg nañu liggéey ci affaire santé. yàgg nañu waxtaan ci yëfu àdduna. donc bu ñu invité tey dañuy kontaan. absolument. association des femmes médecins nag laa fi nekkal ñëwul ma fi sama bopp. ni nga ko waxee mu nekk kuréel c'est une association. mais une association de professionnels de santé. mooy ay nit yoo xam ne ci santé dañuy liggéey waaye créer seen association. association wu jigéen ñi. donc suñu rôle non seulement mooy faj maladie en tant que docteur mais suñu rôle tamit mooy waxtaan ak askan bi. donc suñu association dañu ko basé ci ñaari affaire mu am solo ci ñun looloo waral ñu génn suñu hôpitaux yi pour dem ci population bi donc pour ñun aar population bi ñu tax a jóg te aar population mooy prévention. donc ñun foofu la ñuy waxee. lu nar a am ñuy waxtaan ak askan wi pour ñu moytu am feebar yi. ak éducation des patients. leeralal leen feebar yooyu ba nga xamante ne bu ñu ko amee ñu xam naka la ñu war a doxalee. te li tax ñu teg loolu mooy pour que ñu bañ ñuy xaar ba feebar wala xaar ba compliqué doo di ñëw hôpital. parce que dañu seetlu maladie yi faral di ñëw suñu hôpitaux yi. dañuy ñëw à un stade un peu tardif fekk feebar bi presque gagné na leen. looloo waral ñun ñu def suñu kuréel boobu. di dem ci ñoom di leen fekk ci seen kër yi dem ci jotaay di waxtaan ak ñoom di leen yee. parfait pour ñu xam ñu moytu feebar yi. ñu pour bañ a am feebar ak bu ñu ko amee naka la ñu war a doxalee ak yooyu. beneen aspect bi association de femmes médecins di liggéeyee mooy plaidoyer. di fexe ba. ñuy santé bi ñu koy toppatoo bu baax. di lënkaloo ak ministère de la santé. pour gën ko jàppale ci ni muy doxalee mais tamit di nekk contrôle ci ñoom. suñu gisee lu jaaduwul ñu mën ko ne lii kat jaaduwul. wala bu leen fàtte jigéen ñi. da ngeen di jouer rôle alerte parfois. exactement donc plaidoyer bi loolu la ak seet ay partenaires yu mun a jàppale. ñu woo leen ne leen jàppaleen ñu ci lii. donc juste pour wane ne lii ñu nar a waxtaanee dañ ci war a wax. parce que ñun loolu mooy suñu taxawaay en tant qu'association. aar population bi. mais aussi challenger autorités yi ba leen war ñu def leen mais surtout jàppale leen. nekkuñu association boo xam dañuy critiquer. dañuy xool lu ministère soxla ñu jàppale ko. li tax ñu ñëw tey nag ça rentre dans ce plan d'action bi ñu mettre en place pour jàppale ministère parce que xeex bi. ñëpp ci war a taxaw. ministère mënu def lépp. et dafa soxla ñu ko jàppale surtout les professionnels de santé. donc looloo waral tey ma ñëw di waxtaan ak askan wi. donc prévention la ñuy def prévention yi maanaam aar ak leeral leen aar leen. ba noppi leeral leen jox leen information. exactement très bien alors nga bokk ci mbootaay googu nga xamee ne ay ñuy faj ci waa Kër Docteur ñoom ñoo ci nga bokk maanaam. mbir mi toll foo xam ne fii daanaka ku xëy rek loolu moom ngay bàyyi xel. est-ce que yéen a ngi xool maanaam. askanu Sénégal fi nu toll nii est-ce que sax nekkuñu ci benn psychose boo xam ne est-ce que seen bopp yi fi nu toll nii mbir mi fëkku leen est-ce que yéen a ngi xalaat ci loolu. waaw bu baax sax. li am solo ci suñu association mooy. dañu am façon spécialiste bu nekk loolu tax mu am solo. am nañ ci ay psychiatre am nañ ci ay psychologue ñun dañuy waxtaanee loolu yépp. mais il faut ñu xam ne du ñun rek dañu jàkkaarloog tey lu bees. te lu la bett mën la. te loo xamul mu ub sa bopp. looloo waral tey bii xeex uteeg yeneen yi. ndax feebar bu bees bu ñu xamul la. dafay nuroog yu amoon mais mu ñëw ab def feemam génne lu bees loo xam ne amu ci woon. lëmbee àdduna bi yëpp nag ça aussi dafa nekk lu ci yokk lu bees lu bokkul ci yeneen feebar yi. ndax am feebar boo xam ne laal na en même temps. ñaari téeméer ñett 150. plus de 150 pays. pour bañ a jaxase olof bi. nga reprendre ko. téeméer ak juróom fukk waaw ci ay réew. ci ay réew.
li mu laal ci ay nit laal plus de 200 000 personnes ci àdduna. rey plus de 9 000 personnes ñu ngi jëm ci 10 000 yi. kooku du lu simple. tuutiwut. parfait tuutiwut. ba pare li ci gën a doy waar tamit mooy kenn mu ne kii lii la ràññee c'est-à-dire ñii ñoo koy am nga ne xale yoo koy am wala màgget yee koy am wala nit ku ñuuloo koy am wala ko xeesa ko am. wala ko am feebar bi. rusul kenn ragalul dara. day dem rek. day law day dem amul lu spécifique ñu ne fii lay yem wala parce que am na ay maladies yoo xam ne dañuy identifier que bii façon nit moo koy am wala bii façon xeet moo koy am wala lii bii amul loolu fépp lay laal fu ko neex lay dem di jaar fu ko neex donc loolu bu amee dafa dépasser xeexu professionnel de santé kese te dafa am solo population bi xam loolu. tey fi ñu toll ci feebar bu demee nii. dootul affaire docteur kese ku ci nekk da nga ci am responsabilité. mais est-ce que ñii nga xam ne très bien loolu lu am solo la kenn ku ne da nga ci am responsabilité. mais ndax xam nañ seen responsabilité yooyu. déedéet am nañu ko xamagul ba léegi. ah bon looloo waral. gis nga communication bu bari nag mu ngi ciy def ñëpp a ngi ci jàpp. yéen médias yi ku ci nekk. yaa ngi gis ni ñaa ngi jóg di wax. ba ci chef religieux yi chef coutumier yi. école yi ñëpp a ngi wax. parce que wax dafa jot. te ñun dañu am départ dañu xaw a am faux départ Sénégal. faux départ. dañu xaw a am faux départ lu tax. ci suñu façon gis-gis. ci suñu ni ñuy dundee. ci suñu culture. ci suñuy habitude ak suñuy nu ñuy fonctionner ak nu ñuy xalaatee moo tax ñu am faux départ looloo waral ñu ragal loolu dafa Afrique yëpp daf ko bokk parce que dafa bari loo xamante ne àndul ak feebar bi. ñu tàmm di ko dundooy masalan donc looloo waral ñëpp di waxtaan ak di yee nit ñi te sénégalais dafa tàmm balaa muy gëm dara teg ci bëtam. waaw balaa muy gëm dara mu laal ko. wala laal ko jege tant que tegu ci bëtam danaan ñi li ñuy wax dañuy wax rek. mais est-ce que tamit nit dana jékki-jékki di wax bay tëj ay frontières am ci zéro. kay xanaa ndax wax dëgg yàlla am nañ plein de signes. njëkkewul ci ñun. dafa lëmbee àdduna bi. bu baax et puis li ci extraordinaire feebar bi daf ñu won lu bari daf génne ci jàngat yu bari. boo xam ne war nañu xoolaat suñu bopp. sa bari alal. taxul nga bañ koo am. sa am diine. taxul nga bañ koo am xamewul kenn. sa doole. taxul nga bañ koo am. sa koom-koom. taxul nga bañ koo am donc mais pour riposte bi li mu gën a laaj mooy discipline kooku raar na ci affaire feebar bi dafa wone ne que il faut ku nekk xool sa bopp xam ne pour ñu gañe xeex bi man en tant que nit am na lu ma war pour ñu gañe du rek ma toog sama kër toog sama sox di seetaan chaque jour ma talte ne waa gaañi fu ñu ci toll. waa docteur lu ñu wax nekkul loolu. dafa nekk feebar boo xam ne ku nekk personnellement am na loo ci war a jëfe pour mun a protéger ñëpp soo protéger wul sa bopp protéger sa njaboot protéger sa quartier protéger sa réew du dem foofu la ñuy waxee et dañu bëgg sincèrement nit ñi am conscience boobu xam ne feebar bii ñu jàkkaar lool kenn du ko gañee bu fekkee ne ku ci nekk bayuloo ci sa waar te kenn du ko gañee bu fekkee ne lënkaloo wuñu lëkkaloo bi mooy lan ñëpp ne tekk déglu ñi ci màcc ci xam-xam digle ñu ñuy digal. muy docteurs yi muy autorités yi parce que docteurs yi ñoom mënuñu lu dul wax science. wax li am lañ ci seetlu lu ñu war a def pour faj ko naka ngay def pour moytu ko mais autorités ñoom ñooy dogal ñoom ña naan mbir bi doy na waar docteurs yi de nee nañu suñu deful nii du baax looloo waral chaque jour ñu dégg Macky Sall wala Macron président bu munti doom génn ne kat. comme nee nañu fii dañu toll tëj naa frontières yi. comme nee nañu fii dañu toll tëj naa di te ñun dañu am jàngat. adduna bi yëpp am na école. Chine mooy école bi. bien sûr fa la démarré ñoom ñu xeex ko ba gañe ko li tax mënuñu def li Chine def xam nga li tax Chine gañe. ñëpp xam nañ ne chinois dafa discipliné. trop. seen histoire fa ñu jaaree rek gis nañ ne chinois dafa discipliné. lu ko war rek lay def liñ ko sant rek lay def. ñu ànd ceeg solidarité boo xam ne nag ànd ak muñ amul lenn luy ñëw te àndul ak muñ. ñun nag dañuy sant ñu ne lu tax. ñun nag dañ lay sant nga ne lu tax. amuñu kilifa boo waxee ñu ne pourquoi nangam. pourquoi nangam c'est ça qu'on peut pas comprendre. c'est grave donc ñun dañuy woote. bëgg comme fi mu ne nii ñëpp docteur yi dañuy xool parce que docteur yi faj ku ci feebar docteur bee lay faj.
ñu leen di ñaan li laay war a sóori ñu déglu docteur yi seen wax. moo tax bañ a werante ak ñoom aussi. voilà moo tax ñun ñëpp ñu génn dañ ne kat ñun docteur bu ñu génn waxul ak ñoom du sotti mënuñu toog rek di xaar maladie yi yegg si ñuy faj déedéet. fagaru bee gën parce que li am te mu wóor te ñu am ci ay certitude mooy que antanuñu épidémie bu éclaté ci réew mi antanuñ ko. mar d'Italie ñaa ñu ko suñu borom de waaye yàlla bay sa tool na ñu sabablu ndax am nañ exemple pays yoo xam ne seen système de santé moo gën a diis fuuf c'est yoo xam ne dafa organisé c'est pays yoo xam ne tout le monde a une couverture sociale. ce qui n'est pas le cas chez nous pays bu am moyen bañ naan dem leen tëddi bu leen liggéey ñun ñu fay leen xam nga loolu Sénégal amuñu foofu. pratiquement 80% de la population est dans l'informel ku ci xëyul dem liggéey doo am dara loo jëriñoo. c'est clair. donc balaa caa nga bañ a feebar di créer problème. mais li ngay wax ni solo si mu am dafa rëy. ban lecture xëy na sax loolu yaakaar naa ni ñu dépassé nañ ko. est-ce que jaaxalu leen ban lecture ay quelques sénégalais. des sénégalais même yuy wax ne wopp ji amul dañuy wax rek ne duggul dëkk sàngam est-ce que loolu. kooku wax dëgg yàlla dafa dépassé entendement man de chaque fois damay jéem a gëstu pour xam. lu waral loolu. waaw parce que ak sénégalais ni mu amee diine. nañu waxante dëgg. kooku ñu ngi koy sante suñu borom sénégalais dafa am diine nam koy doxalee nag nam koy dundee ak nam koy jëfee fa la coow li ne mais li wóor ba wóor mooy sénégalais gëm na diine bëgg na diine lam ca war a rafet defaraat nag bari na mais lenn au moins kenn duñu ko weddil mooy sénégalais bëgg na diine ak diine boo munti nekk nag parce que fii jullit ak catholique fi am te ku ci nekk yaa ngi bay sa waar ci sa domaine donc bu ñu demee ba fi nga xam ne képp kuy jullit fa nga yaakaar tibbee ci sa diine te yonent ba tëdd fa sallallahu alayhi wa sallam te mu ne réew boobu gën ci réew mi muy màkkatal mu karam bu dee ñoom ci seen bopp ci feebar bi kot moo tax décision xam ñoom ni ñu bëggee màkka nu ñu ko fonke ak pèlerinage ni mu amee solo ci seen réew boobu sur tous les plans économiques et tout ñu xool ne lii mënu nekk te wekkuñu ko fenn nag fu dul ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn ñëw tëj nañu umra ñu ne déet na waaye ñu ne tëj nañ sax aj bi nga xam ne yegg seegul de ak juillet la mais ñu gis tendance bi ak affaire ni mu demee ñu ne du ñu jël benn risque ndax bakkanu aadama moo gën alal bakkanu aadama moo gën lu nekk. bien sûr surtout que diine bi ñuy mbubboo nag moom ci boppam daf ñu ko oyofal. lu munul ne. boo jëlee catholique yi même chose. nañuy ajee ñun di dem Màkka la ñuy ajee di dem Rome. bëgg ko lool fonk ko lool. bien sûr di julli comme ñun am seen ay église ñooñu ñëpp bu ñu demee ne tëj nañu yooyu yëpp xanaa nag caaxaan faaxe. ak avion compagnie aérienne ni mu amee solo ci économie dëkk ak tukki dem ak ñëw ni mu amee solo ci économie àdduna bi nga dem ba ñu tëj nañ aéroport avion du dem du dikk te du Sénégal rek de monde bi yëpp kenn dematul kenn dikkatul nga ne yow ba léegi yow gisaguloo lu lay firndeel ne feebar am na. waaw man de loolu jaaxal na. doy na waar léegi lan la nit ñi bëgg ñu won leen ñu gëm ko ñu bañ ko gëm looloo am. feebar bi moom am na. am na. et autre chose mooy ñu ngi sant suñu borom ndax yéex na yegg si ci ñun te pour le moment cas yi ñu amagum ñu ngi koy circonscrire mais li wóor ba wóor su nombre de maladies dépassé amuñu ko mënuñu ko ku la ko waxit daf lay nax ñi nekk ci système de santé ministre de la santé moo la ko gën a xam président de la république moo la gën a xam ne Sénégal amul moyen ñu am malade yu bari di leen fajandoo amuñu ko moo tax ñuy wax li ñuy wax nii yëpp wax dëgg yàlla man artu yëpp looloo ko waral. wallahi azim parce que dañu xam ne waruñu yegg foofu yàlla nañ ci yàlla musal waaye nit a koy jëf pour ñu yegg fa. donc ñu ngi appeler population bi ngeen góorgóorlu. la ñuy digle pour bañ ko am yomb na raxasu la ñu digle. te raxasu bi. saabu ak ndox wax dëgg yàlla nag lu ñu ñàkk am nañ ko ndax ku yeewu suba di nga sangu Sénégal góomu ku yeewu Sénégal te doo sangu ku mën a sangu nag raxas sa yaram yëpp xanaa war ngaa mën a raxas sa loxo nañ ci góorgóorlu di raxas loxo yi ak saabu ku mën a jënd sa gel hydroalcoolique léegi ci yoon bi doo mën a 10 personnes yu ma koy jaay ci yoon bi nga jël def sa saak bu dee da nga war a déplacé wu te mënoo bañ a déplacé wu nga utiliser ko di ci kii beneen affaire bi mooy liñ ne nañu toog ci kër yi dafa am solo parce que chaque fois que nga déplacé wu am nga risque ñu contaminer la nga jàpp ci maladie bi su fekkee ne yow da nga feebar mën nga wàll ay yeneen nit donc le fait que ñu toog dal dafa am solo mesure de confinement yooyu dañ ko war a respecter et man de buñ ma laajoon sama avis danañ ko gën a rendre strict
ndax ku nekk da ngay xam ban genre population nga am ak yow soo xamee depuis le début que sénégalais ay bañkat la ñu. kooku moom lu am la sénégalais. naturellement bañkat la. mun loo ko imposer dara mun loo ko def loo dara. loo ko ne Mr No balaa ngay wax dara danaa na non ba pare xoolaat di nga wax ne waaw wax pourtant dinaa ko mën a def. kooku suñu nature la. comme yow xam nga ko il faut prendre les devants ne comme nii la demee man damay appliquer mesures yi gën a drastique ndax jàng naa ko ci yeneen réew yi. France dañ doon raay léegi génn nañ ci raay bi militaires yeeg policiers yëpp ñoo taxaw ku ci génn ñu ñef la ci kaso bi. boo mënul nga fay sa amaan wala ñu def la ci kaso bi pour te dire que toll nañu foofu ci seen réew parce que xam nañ ne loolu rek moo ci génn mën a génne population bi. ñu yàlla suturaal nañu aujourd'hui on est à 38 bu ngoonee dinañ génnewaat. mais l'histoire a montré mais pourquoi chaque jour ñu ne yokku na. waaw mais parce que wàllante bee tax moo tax ñu ne na ñëpp toog pour ñu casser chaîne de transmission bi ñun malheureusement maîtriser wuñu ndax ñi duggoon ñëpp. dañuy yéex a tëj frontière yi. frontière boo yegg see aéroport lan lañ lay defal jël sa température. bu sa température jógut mais dañ lay bàyyi nga ñibbi sa kër tranquillement looloo amoon ba ñuy tëj frontière yi. ki nga xam ne feebaragul parce que nañ feebar bi dafay am incubation day am jour balaa ngay symptômes yi di commencer di feeñ. yow boo jógee France wala nga jógee Italie wala nga jógee Espagne wala nga jógee feneen dëkk boo xam ne dafa baroon ba nga fay quitté xamuloo woon ne am nga feebar bi. ndeke yaa ngeeg doomu jàngoro bi nga wàcc aéroport Dakar ñu jël sa température. sa yaram tàngut ñu bàyyi la nga dem sa kër yow nga yegg si commencé dox seeti mbokk yi ku nekk nuy la normalement ku yegg si war nga toog sa kër au moins 15 jours pour surveiller ndax àndaalewu ma doomu jàmbur ndax naa am symptôme wala soo amee symptôme nga woote gaaw ñu ñëw jël la. est-ce que mën nga revenir un peu ci symptômes yi pour gars yi nga xam ne xëy na. waaw dañoo sant Diouf. incha allah ma terminer rek ci confinement bi. dama bëgg après ñu ñëw ci symptômes yi encore waaw kut nit ñi toog seen kër yi. bàyyi lambiso bi bàyyi nuyoo bi bàyyi fonante bi bàyyi laalante bi foofu la ñu toll kuy wax ak sa morom na nga nekk ak moom à 1 mètre su ko defee buy génnee ay postillon nga mun a xam balaa may laal symptôme bi sa foofu laay njëkkee naka la ñuy wàllantee ci feebar bi la ñu gis mooy ay gouttelettes c'est-à-dire nit ki wax ay tuflit di génn wala mu tisoli c'est des gouttelettes respiratoires mu ñooy génn bu loolu génnee su la laalee sa gémmiñ wala sa bakkan daf lay wàll nga respirer ko mu dugg nga respirer ko ou alors kenn ku feebar laal benn table wala laal benn objet wala laal benn buntu mu laal benn objet rek yow nga laalaat koo pare laal sa kanam wala laal sa gémmiñ wala laal sa bag te nit foofu fu mu fakk bugg te loxo wala sa bët am na conjonctivite aussi il faut ñu xam ko donc boo laalee sa loxo boo jëlee sa loxo laal fenn foo xam ne ki feebaroon laal na fa léegi fekk loxoom takkoon na ay gouttelettes moo tax ñu naan ki feebar suy tisoli na teg mouchoir wala mu jël kuddam su ko defee yooyu di génn buy tisoli mu bañ a laal ay loxoom su ko defee bu tegee loxoom feddu wàllaane mais bu sa loxo taqee tooyee gouttelette loolu nga teg sa loxo keneen ñëw laal ci jël loolu laal ci kanamam laal ci bëtam wàll ci bakkanam wàll ci gémmiñam wàll nga ko donc noonu la ñuy wàllante c'est une transmission interhumaine nit mooy wàll moromam par rapport ak gouttelette yooyu c'est pas ci air bi lay promener wu non ñu bari loolu la ñuy ragal même ay man y a des gens qui m'ont posé des questions ci biir avion bi li tax woowuñu waa avion bi yëpp en réalité ça ne circule pas dans l'air donc nit kooku ñi mu gën a jege rek nga xam ne mu ngi wax mu leen di dal wala mu laal ay affaire peut-être ñooñu ñooy gën a exposé donc noonu lay wàllante contact bi ak postillon yi ngay sànni nii xam nga maak yow fi mu ne nii toog nañ à plus d'1 mètre mais su ma la jegee xëy na li may wax di ngay génne naturellement y a des gouttelettes yooyu maay sànni sa kanam bu la laalee mu wàllaatee noonu la ñu wàllaatee wala nga laal surface moo tax ñuy bañ déplacement yi transport en commun yi nga jàpp kooku feebar jafandu ci kii bi keneen ñëw jàpp ci et cetera donc loolu noonu la ñuy wàllantee léegi maintenant boo jàppee doomu jàngoro bi lan ngay sentir ci sa yaram. d'abord de prime abord lan ngay. exactement ñaari signes yi nga xam ne moo gën a fës mooy fièvre bi qui dépasse 38 degrés ak sëqët bi mais ñetteel bi mooy fatigue bi da ngay yëg coono ci sa yaram. da ngay sonn lool waaw da ngay sonn lool da ngay sonn mais ñaari gën a fës mooy sëqët bi ak yaram bu tàng bi sax souvent mooy jiitu. donc ñetti signes yooyu ñooy jiitu mais en dehors de ces 3 signes là il y a d'autres signes qui s'y rajoutent comme ay problèmes respiratoires déjà maux de tête douleur. après métit mooy ñëw bopp bi di métti wala muscle yi yaram bi di métti. loolu daf voilà métit sax comme grippe quoi. d'abord au début voilà comme grippe comme symptôme grippe la rek dañu doon comme ça se comporte comme une grippe. et comme palu au début d'abord d'ailleurs toutes les maladies infectieuses au départ dañuy xaw a nuru moo tax mu am solo ñu def distinction mais bii loolu la donc yépp da ngay am fièvre xam nga bii dafay ànd ak sëqat donc tem nga ne dama grippe wala dama kii
dafay ànd ak yaram buy métti courbature te dañ koy gis souvent ci grippe tamit. xam nga daf lay jàpp ànd ak métit bi nag bopp buy métti loo doon wala yaram buy métti nga am vraiment ay douleur musculaire yaram bi di métti leneen li ñu seetlu aussi mën nga am ay problèmes respiratoires. di nga gis ñoo xamante ne dañu am difficulté pour noyyi. waaw là ça commence à être vraiment sérieux wala dyspnée muy apat donc yooyu yëpp day ànd nit ki vraiment dafa am problème mu noyyi. yooyu c'est vraiment ça évolue étape yooyu mooy étape yu gën a grave il faut aller jusqu'à l'hospitalisation et en réanimation malade bi perte de connaissance et tout ça. d'accord ma fàttali ne mbokk yi ñuy déglu ba léegi ñu ngi ci jano bi tey nag ñu ngi ci coronavirus bi ba léegi ak docteur bi nga xam ne moo di docteur Amy Ndao alors li ma la bëggoon a laaj mooy fii ñu toll nii personnel soignant bi par exemple fii ñu toll nii est-ce que yéen defe naa ni lu ñu leen defal rek doyul man loolu laa gis parce que yéen ñi nga xamee ne yéenay nekk en contact ak affaires yi nee na nga ci milieu bi en fait est-ce que yéen gouvernement bi mi ngi bàyyi seen ay protection yi de prime abord parce que yéen tamit yéen bu ngeen aarewul kon fu mu jëm boobu point nag moom laa doon yegsi bi ñu waxee ci population bi ba pare parce que yéen itam vraiment professionnel de santé dañ ci war a bu wax bu baax ñaari fànn laa koy waxee dinaa wax mu jëm ci population bi dinaa wax plaidoyer mu jëm ci autorité de santé yi ak toute bonne volonté boo xam ne war na mën a jàpp gis nga professionnel de santé yi bu ñu leen aaru làmbaay ñaaw ndax dañ cee doylu wut amuñu ci assez naturellement docteurs yi bariwuñu infirmiers yi bariwuñu sage-femme yi bariwuñu doyuñu boog laa bëgg a wax doyuñu Sénégal te feebar bi won nañ ci dëkk yépp que ñoom la njëkk a lor ndax ñooy nekk contact ak personnes yi donc fii Sénégal dañu war a aar docteurs yi il faut que ñu am ku nekk am ay moyens de protection doyagul de ministère commencé na déploiement bi mais fii may wax ak yow am na docteurs yoo xam ne amuñu des mesures de protection ministère a ngi déployé structure de santé yaa ngi déployé am na ay hôpitaux ay comités de santé ñoo xam ne xaaruñu sax dotation ministère commencé nañu jënd ñoom ci seen xaalisu bopp distribué y a des médecins yoo xam ne ci seen bopp jëndal nañ seen bopp seen protection mais il faut qu'il y en ait assez que ministère assuré ko mais que les bonnes volontés ku mun a jàppale waa quartier bi sax nga xam ne man kat am naa centre de santé fii su ma feebaree fa laay jëm boo ci munee def dara damal fekk ne fen da nga gàddu sa ko paano nuñ ko tuddee ci carton eau de javel jox leen wala jënd say gel wala jox seen saabu ne leen kat docteurs yi ñun dañoo bëgg wala ay masque wala ay gants ne leen kat ñun bëgg ñu dara der leen ndax lu leen dal du baax ci ñun kooku on l'ouvre à tout le monde parce que dañ nekk ci situation de crise boo xam ne ku bëgg a jàppale te am ko te mën ko def ko mais il faut ñu protéger personnel de santé bi c'est fondamental ils sont exposés ils sont au front voilà ils sont au front bu ñu loroo du baax neneen ni ñuy jàppalee personnel de santé bi mooy population bi nangu déglu suñuy ndigal li ñuy digal nekk li professionnel de santé wax nan nañ ko doxalee nañ ko respecter beneen affaire bi mooy ku feebar ku sentir symptôme yooyu ma doon cité ci sa yaram bul ñëw hôpital da ngay woote am na numéro vert am na fukki numéro yu ñu joxe am na ñetti numéro plus numéro vert bi yoo xam ne mën nga ci woote bu ne man de situation bii laa nekkoon damaa jóge tukki wala damaa jóge mbootaay wala wax dëgg yàlla bi ngeen ne naa toog ba léegi tooguma maa ngi wër dem fu ma neex tey nag li may yëg sama yaram jaaxal na ma yaram bi tàng na am naa kii nga woote di nga jot ay docteurs yu waxtaan ak yow dinañ la enquête pour mun a xam ràññee tuuti li war ndax lii nuru na le feebar bi ñuy wax la wala leneen la te aussi bëreet bi rek dem hôpital nañ ko wàjji ku am loo xamante ne wax dëgg yàlla wuyuwul ci yi ñuy wax te nga mun a toog sa kër na nga ko def parce que bu ñu submergé avec des petites pathologies de rien du tout alors que li am solo ngi fii day graaw ñi am ay maladies chroniques di continuer def seen rendez-vous comme il faut mais ñi nga xamante ne lu la xosi parce que psychose bi nga doon waxtaanee sànq bi nga doon wax sànq au début dafa am nit ñi ragal nañu ragal boo xam ne lu leen xosi rek ñu woote centre d'appel baa ngi noonu ministère de la santé da ngay gis ko woote ne man de démb ba léegi sama baat bi de day xaw a xoos nga ne ko dafay métti mu ne déedéet booy wan na dafay métti déedéet waaye man dama ragal ndax doolee ma defal test xam nga mënul demee noonu donc dañuy laaj population bi vraiment yi amul solo ñu bañ a dem est-ce que mën nga am genre symptôme yooyu te fekk ne du coronavirus bu baax yeneen feebar yaa ngi fi ba léegi de benn daw ci nag ba ñu ngi fi ba léegi nga foog ne feebar yëpp dañu daw xajal corona amul même boo amee ay ressemblance waaw moo tax ñu ne nga woote on te dit pas nga décider sa bopp boo wootee dinañ la expliquer ne la lii ak lii ak lii su ko defee nga toog mais ñi nga xam ne da ngeen leen a guérir par exemple ñi nga xam ne faj ngeen leen ba am ci ñoom yaakaar ne wér nañ est-ce que dañu immuniser wu wala mën na dikkaat ci ñoom ça c'est une question pour le moment amaguñu loolu kenn mënu la ne ku ci amoon nga kii déedéet les études comme je t'ai dit feebar bu bees la c'est une histoire de 3 mois décembre la génn kii amuñu recul par rapport à ça voilà
amuñu recul mais grippe yi de kenn mosu cee immuniser yeneen façon grippe yi amoon. kenn mosu cee immuniser moo tax chaque année da ngay vacciné wu. mun nga am grippe bu subaa nga grippaat bu année prochaine grippaat voilà on suppose que ça va suivre le même rythme que les autres. immunisation moom gisaguñu ko ci biir feebar. léegi bu ñu gisee vaccin bi ñu ngi ciy liggéey bu vaccin bi amee da ngay vacciné wu su ko defee doo ko am. mais dafa am ku posé benn question bu xaw a doy waar ci rajo bi mu woote ci benn émission interactive mu ne pourquoi médecins yi nekk Sénégal. c'est vrai que jàng nañ ni ñuy faj ak yooyu mais ñun ci suñu bopp. ñu reyanteel suñu cosaanu bopp faju bopp pour jëm ko daal. bañ a dépendre ci les trucs occidentaux tout. waaw mais day fekk nga am recul li ma la wax encore mooy lu bees la fi mu ne nii. occidentaux yooyu nga wax dañuy jàngat y a une multitude d'études en ce moment avec des publications dañuy observer li xew. fi mu ne li naan real world evidence. dafa am façon boo xam ne li nga koy dundee ñuy étudier li xew actuellement. y a des études qui sont en cours laboratoire yi màcc ci xam-xam ci loolu yépp ñu ngi ci garab yi ñu ngi testé. ban garab moo mën a attaquer virus parce qu'en réalité grippe yi comme grippe amul traitement spécifique. on ne tue pas le virus da nga koy song wàccaat dóor ko benn traitement symptomatique rek ngay def dinañ la jox loo xam ne moo lay jàppal ci bopp bi métti bi dinañ lay jox luy wàcce fièvre dinañ lay jox loo xam ne courbature xam nga. dinañ la voilà noonu la ñu doon fajee grippe y a pas un truc spécifique. mais bii comme dafa gaaw te rey donc dañoo étudier ban molécule mooy dem attaquer virus ba nga xam ne du mën a multiplier wu. comme sida ak yooyu yëpp le fait que. virus bi du multiplier wu fees dell sa yaram gañe la voilà boo bloqué virus bi nga xam ne du mën a évoluer rek da ngay faj nit ki c'est dans cette dynamique qu'on est ñu ngi waxtaanee ay molécules yu bari am na étude bu ñu def boo xam ne mu ngi ci wane loo xamante ne c'est intéressant en termes de résultats mais fi mu ne nii leeralagul ñu carrément parce que tu fais des études nga ne résultats yi de nuru na lu baax gis naa ko bii ñu wone par exemple 24 patients lañ def gis ne kat am na efficacité mais ça ne suffit pas nous en termes de médicaments pour nga génne garab ne gii kat ça y est mën nañu ko utiliser il y a beaucoup de choses déjà da nga war a def benn étude boo xam ne da nga ko def ci nit nombre de personnes bu gën a important pour confirmer sa efficacité boobu non seulement mais pour xool ndax amul ay effets secondaires parce que effets secondaires en général day tuuti ay 2% 1% nga gis ne kii am na cas bii mais plus le nombre de personnes est important plus tu as la chance de détecter les effets secondaires qu'on peut avoir moo tax il faut ñu jaar étape boobu ba ne garab bii de moom vraiment amul problème mën ngeen ko naan lii ak lii la ñu xaar comme effet secondaire tollooguñu foofu mais gis garab boobu nit ñaa ngi daw déjà di ko uti ba ci Sénégal bi dem di stocker te tollooguñu foofu kenn validé gu ko kenn amul autorisation de mise sur le marché dañuy toll ci étude pour valider na baax na am nañu yaakaar nag parce que résultats yi jot a génn wax dëgg yàlla lu baax la. mi ngi leen di wan ay signes daal voilà et dañuy étudier lépp ban ñan lay gën a jàpp. lan la ñu seet ci lañ gis ne que ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans ñoo ci gën a dee parce que day fekk ñu affaiblir comme virus yëpp rek ku gën a faible moom lay affaiblir moo tax Afrique du Sud ñu tiit parce que ñoom dañu bari sida seen dëkk donc bu attaqué ñi am sida mun na leen faagaagal Burkina ki fa dee dafa am diabète tu vois boo ci boolee une autre tare qui entraîne une diminution de ton immunité daf lay gagner mais aujourd'hui bi ñu continuer jàngat yi maladie di gën a yokk ñuy xool on a vu que dafa wàcc ci ay âge am na ñu gën a jeunes yu koy am tu vois yooyu yëpp ay jàngat la fi mu ne nii dañuy avancer di jàngaat et puis ce qui est extraordinaire comme chinois ils sont très pointilleux par rapport à ça ils ont mis des mesures drastiques ñoom depuis le début la ñu lancé déjà études yi di traquer di xool di analyser au fur et à mesure ñun ci yooyu la ñuy sëkkandiku seen jàngat ñoom pour nit ñi xool naka la ñuy defee di développer yéen tamit topp ci quoi di xool voilà moo tax Sénégal wala suivre ñeneen ñi ndax ñooñu bu ñu defee ne kat ñi dëgëroon bopp respecté wuñu mesures yi ñu leen jox di raxasu di moytu dajaloo bi di moytu kii bi ñi ko deful yëpp tey catastrophe mooy italiens yi nga xam ne ñoom ñooy africain wu Europe ñoom tam noonu lañ mel doo lay wax dara ba ñu def ko France dañu mën a raay ak négocier da ngay tere bro tere da ngay kii xam nga koo ci tere mu seet li ñu tere par exemple France dañ ne fi mu ne nii ñi may ñu génn rek mooy nga dem defi ay courses da nga def déclaration sur l'honneur mañ la nga doxantu tuuti sport parce que dañu bañ nit ñi tëju côté psychologique bi am léegi nit ñi loolu la ñu layee nag pour ñëpp di génn ba tey rek maa ngi gis France ñu ngi menacé naan attention bu leen jël ouverture yi ñu leen may pour jàppale leen ngeen koy exploiter nag pour mën a taxawaalu ji pour mën a génn. tu vois d'accord docteur Amy Ndao ñu ngi lay suivre ci àddina bi yëpp fii ci Sénégal gi en tout cas ndax émission bi dafay jaar ci synchronisation bi ci 14 régions yi fii ci jano bi. alors léegi fi ñu toll nii wax naa ko léegi cas yi bés bu nekk ñu ne day yokk na nga ni wàlle bi dafa gaaw. te suñu frontières yi wax nga ni tamit dañ koy yéex a tëj. mais dafa am ñoo xam ñoom boo ko tëjee ñu ngi jaar ci jéeri ji maanaam aérien bi suuf gi te ñooñu kenn du leen mën a gis. gis nga ñu bloqué woon Mauritanie boo demee am na ñoo xam ne xanaa ngi ci yoon di daw wala loolu moom ba kañ. kooku nag moo ñu gën a tiital képp kuy yëngu ci lii. te gars yi mën nañoo ñëw toog seen kër ne pat. exactement
kooku nag moo ñu gën a tiital moo tax ñu naan c'est un problème de responsabilité individuelle ku nekk wax dëgg yàlla sa digganteeg sa borom war nga xoolaat sa bopp xam ne lii ngay def doo def lu lor nit ñi là où on n'a pas de maîtrise c'est justement ça ñi nga xam ne dañuy wiiri continuer daal di dugg na sarax toog seen biir ka jàpp seen ñàmbur te respecté wuñu règle yi ñu te signalé wuñu seen bopp xam nga kooku loolu garaaw na mais kooku ministère kenn amul maîtrise am li waral inquiétude bi c'est surtout ça xam nga ki nga xam ne kii la nga contacter ñi mu contacté woon yëpp ñu surveiller leen tester leen xam nga kooku di nga ne man kan maîtriser naa ndax ñii xam naa mais tey ce qui nous inquiète mooy am na ñu nekk ci biir dëkk bi am na ñu jaaree ci suuf et depuis longtemps te xamuñu leen et pire c'est sûr que am na ñoo xam ne dañuy feebar sax duñu dem hôpital kooku yàgg na fi ci ay façon feebar yu nekk bañ ñu ne la yow la bañ ñu ne sa feebar la jaral na leen ñu nëppal seen feebar seen kër faju fa ba wér bu leen yàlla suturaay leen ñuy wér mais ñaata la ñuy wàll ci diggante bi on est assis sur une bombe nañ ko wax tolloo guñu situation boo xam ne maîtriser nañu ñi experts yeeg ministère ku nekk ngi def sa kéemtulaayu kattan pour que affaire bi baax waaye bu làqatu amee bu réeroo amee bu manque de respect des règles amee kenn xamul fan la ñu jëm. mais démb ñu ngi gis benn chiffre xaw ma ndax est-ce que sax boobu dëgg la wala déet 20 cas dans la région de Diourbel. déedéet. wala du noonu. dem xoolal benn chiffre. fu ñuy tànqee tibbee chiffre boog laa bëgg wax. kenn rek moo habilité. wax ñaata cas la ñu am c'est le ministère de la santé. Il y a une cellule qui a été mise en place. qui surveille. léeg-léeg c'est le secrétaire général ci 22 est-ce que bokkul ci inclure ko ci xamoon dem. non du Diourbel chaque fois dañuy wax fu cas bi jógee. fan la xam nga boobu la ñu ngi préciser bi ne woon Touba dañ leen ne Touba la. wala na ay nit ci famille am fu mu génnee rek dañ koy wax. da ngeen wax milieu bi. exact chaque fois que le ministre ou le secrétaire général fait une sortie dañuy préciser kii la woon fii dañ ko amee cas importé la ku jógee tel dëkk ñëw. dañuy wax sax ban avion la jëloon pour te dire Air Sénégal la jëloon wala Iberia la jëloon vraiment c'est une communication très transparente parce que ministère xam na ne làqatu bi amu fi sens mais nit ñi nag ñooy def ay spéculation mais am na ñu ne am na 1000 ils ont même parlé de la clinique de la Madeleine clinique de la Madeleine dafa mën a sax accueillir autant de malades amul sax 100 lits bay xalaat di am ay 1000 personnes lu ne ngay dégg kooku tamit war nañ ci wax. waaw loolu moom est-ce que c'est le gouvernement parce que loolu nag wax dëgg yàlla ëpp na. population bi la boo xamul kay xamoo. wax dëgg yàlla et puis wax dëgg dafa am solo. parfait. suñu diine yëpp dañuy tere fen. c'est clair. wax dëgg yàlla. ak sos. weesuwul na nga wax loo xamut ak weesuwul nga wax lu wóorut ak weesuwul nga wax lu dëgg. wala nga wax ko rek sa coobare bakkan. sa coobare bakkan c'est extrêmement grave parce que yéen dëkk yëpp dañ ne on est en guerre mais c'est la réalité. guerre la te guerre boo xamante ne sa ennemi munoo jàkkaarloo moom xam nga loolu doy na waar. fu la ne lay jaaree. donc nit ki da ngay yemale say cër. encore une fois le message que nous on passe en tant qu'association et en tant que professionnel de la santé te li ñuy wax defuñu ko dudul pour jàppale ministère de la santé bi nga xam ne moo am responsabilité bi. te mënu ko yenu moom kenn. na nit ñi góorgóorlu ñun de ñu ngi leen di ñaan nit ku nekk wax dëgg yàlla sa digganteeg sa borom nga xool sa comportement. xool li la war sànq dama jaare Liberté 5 maa ngi romb Liberté 6 rond-point Liberté 6 mooy booy gisee nit ñi jaaykat yi langue bi rambiso démb woon na même photo xale yi ñu tëj école yi ne leen dañ leen jàngee seen kër ñu nga ca plage ya ñu ngay basket ñii ñu ngay football exactement ce qu'il ne faut pas faire car rapide yeeg bus yi dañ ko sax war a arrêter en réalité boo gisul oto boo jël pour dox yi di nga toog sa kër mënuñu ko arrêter ñu ne pas de surcharge na nit ñi respecter les distances donc surcharge yi nañ ko arrêté borom oto yi nañu responsable nit ñi yéeg nañu responsable xam ne sa bopp ngay aar ak keneen ngay aar gis nga ku ci deful leen li ñuy wax su la dalee wala mu dar sa njaboot bul mere kenn léegi nga dégg Macky Sall lii danañ ko daggal saaga danañ xas professionnels yi danañ def lu nekk fekk ne wax dëgg yàlla li leen war ñoo ko defut waaye alhamdulilah bi nga xam ne am na ay Sénégalais yu ko comprendre y a des gens yoo xam ne bougé wuñu de ñu ngi seen kër toog y a des gens yoo xam ne ñun médecins yi chaque jour ñu recevoir ay vidéo wax dëgg yàlla population bi du ñu encourager du ñu féliciter du ñu kii pour xam nañ ne li ñuy dund dafa métti fi mu ne nii ndax chaque docteur bu jóg dem hôpital tiit nga parce que yow mun nañ la wàll donc ñoom ñu takk seen fit di ko def ku ci nekk nga jóg di jàpp ci liggéey bi kon
kon population bi ñoom ci seen bopp war nañ ci góorgóorlu. taxaw ci jàppale ñu ci loolu ñun foofu lañ leen di ñaanee. d'accord est-ce que combat bi ministre bi wax am na sax ñun ci jotawoo ci yoon déglu leen jox leen ay xalaat ne leen da ngeen war a jàpp ci liggéey bi ñu génn def ay déclaration ne ñoom it daañu ci jàpp. est-ce que réseaux sociaux yi aussi parfois du nekk genre entrave ci seen ay liggéey. bu baax sax. fake news. waaw fake news yi fii. lu ñu liggéey ñu yàq ko. déet waay. gis nga ñun dañuy sax choqué man chaque jour ma recevoir message am na sax ñoo xam ne am nañ une bonne attitude dañuy yónnee nañu est-ce que dëgg la wala du dëgg. à ce point la ñu toll am na ñoo xam ne dañu jot benn rek balancé ñu est-ce que kii li mu wax dëgg la est-ce que tu valides su ko defee nga je valide nga ne non c'est faux chaque jour ñu dégg ay fausses nouvelles nit ñi dañuy wax a wax allahu akbar doo comprendre au lieu ku nekk tey ku nekk déglu. ku nekk def liñ la sant nga wax ko déedéet ku nekk ngi uti information xam nga di ko vivre am na ñoo xam ne yàkkamti nañu joxe information bu bon daf leen di neex rek ñu ne 1000 personnes dee nañu. astafurlah lu ko fi jar ci kër àddina kan mooy ñaan loolu suñu borom. sincèrement man sama message il est clair et je porte le message de l'association des femmes médecins je porte le message de tous les médecins du Sénégal et du ministère de la santé parce que ñun ñëpp ñoo bokk di wax même wax bi. bien sûr ñun balaa ñuy jóg dañuy dem xool lan la ministère wax dañuy dem ci réunion yi. ñu diggal ñu naka la ñu war a doxee pour ñëpp am même message bu ñu buggee moytu feebar bi law ci Sénégal li koy arrêté yomb na góorgóorlu leen ngeen respecter mesures yi di raxasu bàyyi lambisoo bi bàyyi jàbbante bi kuy jóg na fekk ne li ngay jóg munoo bañ a jóg pour def ko farata dëgg la te même booy dem da ngay respecter règles yi. d'accord mais docteur Amy Ndao nan nga jàngate gars yi dañu wax ne moyens yi. c'est vrai que taxu ko demee noonu am na ay aides yu tuuti yu dugg ndànk mais gel yi sax da ngay gis ne matul day am rupture dans les pharmacies gars yi am spéculation bi ci am ñii di ko jaayewaat lii affaire bi. est-ce que alors rupture yi mënu cee ñàkk parce que rupture ñëpp ñiy jaay dañuy def ay prévisions. prévision yi boo koy def da nga koy def sur la base de li amoon daaw li amoon xama ak luy ñëw. soo nga def say quantité. def say commande. comme lii dafa bette. Donc, on peut comprendre qu'il y a une rupture. La demande est trop importante et au niveau mondial. Mais les gens ont eu le temps de se rattraper et s'organiser. Et Sénégal, chance bi ñu am gel yi par exemple am nañu usine bu koy def Sénégal donc ñu ngi def ay jéego adapté wu ñu ngi liggéey à flux tendu fu ñu paree rek. démarrer waat wala beneen ñëwaat. mais fi nga war a wax nag mooy li nga yëkkati mooy ñi nga xam ne dañ ciy profito. voilà di ci ut dara. man sincèrement loolu mënu ma ko comprendre te loolu kat yàgg na ci réew mi su ko defee amee ñu yokk paas yi su tabaski ñu yokk soble bi entre nous et moi ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris ba pare dañu créer inflation boo xam ne dafay andi problème économique ci réew mi. bien sûr yërmande war na daw ba nga xam ne au contraire bu ñëpp soxlaa kat nga ne naa oyofal surtout loo xam ne day laal santé nit ñi ak loo xam ne dafa mën a rey. yokk prix yi amul sens nañu wàññi. mais da nga wax léegi lu am solo loo xam ne da ngay gis sa gars yi di ko tooñante da nga wax léegi ne da nga wax ne doomu jàngoro bi nga xam ne moo di coronavirus. xàmmewul Makka ak Medina ak Touba ak Tivaouane ak Rome moom waaw amul dëkk bii lay moy ak dëkk bi aar moom daal day mbëkk di dem rek. borom doole yi nag. faalewul kenn. président yi ñaata président ñoo dem defi test. Trump mi nga xam ne ñëpp xam ne mu ngi lëmbe àdduna lu ko neex lay def lu ko neex la moom au début dafa ne feebar bi amul fu mu mujjee dafa dem defi test. waaw dafa dem seet Prince Albert bu Monaco daf ko am fi mu nekk nii. oui. Manu Dibango artiste. waaw saxophoniste daf ko am fi mu nekk nii. Tom Hanks artiste ministre bu Iran bi. voilà de la santé. c'est juste pour te dire que comme ñooñu jomm leen ak sama ak ñun ak sama ki nga xam ne yaa ngi ci sa ruq sa kër toog jàpp sa jàmm nga yaakaar ne feebar du la fekk. moo amul frontière. nga yaakaar ne am na ndomba boobu war a takk ba doo feebar bi du la jàpp. nga yaakaar ne sëriñ boo xamante ne mën na la aar sëriñ bi bu doomu jàmboo ñëw fa mu ko fekk mu toog la ko naan donget feebar te ñooñu ndox nag di bàkku soo moytu ñoom ñooy yóbbul feebar bi seen sëriñ. déet waay. bu ñu la toog sa kër bu circulé yow nga ne damay dem par force ziyaare ji sama sëriñ fekk yaa nga feebar boo wàllee sa sëriñ nag. nga dëgg de loolu xam nga parfois tu comprends pas la logique des gens. am na yenn façon réflexion yoo xam ne nit mënu ko comprendre nañu dellu si waat ci affaire bi. feebar bi jàpp nga ne ndomba mënu ci def. je t'assure wallahi azim déjà dafa xaraam. waaw loolu moom. déjà dafa xaraam moom dafa xaraam moom waaw donc egg du ñu sax dugg ci domaine boobu ba taxu ñoo jóg mais li ma mën a wax mooy. loo ko blindé bu fekkee ne. comme li ñu wax def loo ko waaw feebar mënoo koo gis. te bu ñëw du tàggoo. te bët mënu ko teg ne mi ngi nii. wallaay ne la ciy génne mooy
moytu raxas say loxo moytu ngeen bañ a laalante ngeen bañ a wàllante te tàllal sa loxo ñaan sa borom. kooku moom dëkk bi yëpp d'accord àdduna yëpp d'accord nañ ci. loolu d'accord nañ ci ñëpp xam nañ ne lii affaire bi comme ñun nit maîtriser wuñ ko. suñu xaalis bari munu ci dara. suñuy xam-xam munu ci dara boobu ba léegi mu ngi law ñu xam ne nag kon foog ñu dolli ci ñaan ndax dafa am xëy na boromam boo xamante ne moo ñu ko sànni moo ko mun a teggi. donc nañ ci boole ñaan moom. ndax ñun ñëpp dañu am diine. nañ ci boole ñaan bu baax. waaye nag d'ailleurs loolu yonent bi wax na ko sax d'ailleurs bu ñu tollee fi toll nii moom ñaan rek. ñaan waaw ñaan. ñaan ak fagaru. ak fagaru. voilà mais nag fagaru bi maanaam booy ñaan da ngay taxaw ci dara. kay. voilà non parce que ki ñuy ñaan dafa am fut la ki ñuy ñaan am na fut la gu toll ne li la war boo ko defulee. du la fa fekk de da ngay def li la war ba pare. li nga xam ne dépassé na la nag moom mu def ko. yow jàng nga aaya bi inna Allaha la yuxayyiru maa bi qawmin mu ngoog hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim mu leer nañ. yàlla moom tant que soppiwoo sa doxalin toog fii di ko ñëw yoonam newu ci. rek parce que bu fekkee ne yow fagaruwuloo góorgóorluwuloo. wan ko ne kat lii kat jaral na ma ko lii kat maa ngi ciy góorgóorlu. du la seet doo faale. ñu ne la yow boo nuyoo da nga koy feebar. da nga koy wàllante. nga ne damay dem nuyu ñu par force. léegi après kan ngay mere. yàlla non mais nañu waxante dëgg. donc daal man daal suñu message pour revenir à vraiment li ñu doon wax. et j'insiste sur ça pour que population yi xam ko. feebar bi am na fi. wax dëgg yàlla am na fi. li koy aar yomb na. toog leen moytu leen lambisoo bi moytu leen laalante bi képp kuy wax ak moromam au moins à 1 mètre de distance bu fekkee ne mënul ñàkk. raxas leen bunt yi. raxas leen kër yi mu set ñu profité ci nettoyer walla dëkk bi benn yoon. na ngeen kuy sëqat na jël mouchoir sëqati bu paree sànni ko ci mbalit bi fexe ba bu mu ko laal. walla nga jël sa coude nga utiliser ko am na solo. beneen message mooy professionnel de santé yi def leen attention yéen tamit aar leen seen bopp. bien sûr aar leen seen bopp. mais est-ce que maladie bi am na booy traité benn parce que xëy na walla loolu xaymaagu leen ko. est-ce que y a un coût pour chaque malade wala da ngeen di dem rek nii fi mu toll xamagu leen. xam nga waaw mais parce que ça dépend. anyway li munti am mooy. naka lañ koy waxee sax fagaru moo gën faj. bien sûr ku fagaru. moo gën a yomb fuuf. bien sûr kuuru faj. waaw parce que dafa jafe moom. ci feebar yëpp wane nañ ko. on fait des études pharmaco-économiques pour wane que boo defee prévention lii la lay coûter dañ koy defal dëkk yi. économiste de la santé yi xam nañ li may wax. pour wan benn réew ne que investir leen ci prévention parce que boo leen investir dina leen coûter de l'argent mais li ngeen nar a génne ci xaalis pour def prévention moo gën a yomb téeméeri yoon li ngeen nar a def xaalis bu nit ñi feebaree ngeen faj leen. aaru def ci xaalis moo gën nga xaar ba nit ñi feebar di faj. exactement parce que surtout bii nii day andi ay problèmes respiratoires ba nga xam ne dañ la war a duggalal ay aspirateur ay appareils yoo xam ne ñu respirateur ak yooyu yëpp pour aider la pour nga noyyi bu baax. Et ça, c'est des prises en charge très lourdes. C'est des niveaux de réanimation. Ñun ñaata réanimation la ñu am Sénégal. ñaata lit de réanimation la ñu am. ñaata respirateur la ñu am. C'est ça la vérité. Donc balaa ñuy toll foofu ngir yàlla te nga xamante ne li ñuy laaj pour nga bañ a yegg foofu dafa yomb. moytu rek la. képp nañ ci góorgóorlu jàppale ñi ci gëstu ñi ci liggéey ndax kat da ngeen ñuy ñu dimbali leen personnel de santé bi. nit ñi sonn nañu tout le monde est mobilisé nit ñi dañuy liggéey ba xaaju gi gis waa ministère saa yoo gisee ñu génn léeg-léeg nañ liggéey ba ay minuit ñu nga fa. centre d'appel bi coordination bi fan la ñu toll test yi nag ñu ngay testé chaque jour bu ñu yénee résultat nañ testé au moins 20 personnes parfois plus de personnes en fonction de rek ki ñu gis ak contact am di wër contact yi di leen testé. c'est énormément de travail ak toute la logistique. hôpital bu nekk day woote district yi sama situation bi problème laa jàkkaarloo ñuy coordonner di corriger di xool lu ñu war a def man lii laa soxla matériel bi ñu ngi convoyer fu nekk ñuy gis dispositif yi au niveau des accueils des hôpitaux gis nga affaire bi fu mu laal dafa bari dafa laajte une discipline extraordinaire au niveau de chaque individu mais dafa nécessiter une organisation aussi extraordinaire au niveau du ministère au niveau des structures de santé mais au niveau aussi ñi am kàddu ci réew mi ngir yàlla nañ ci jàpp képp koo xam ne yow kilifa ga. boo waxee ñu déglu la. boo waxee ñu déglu la. am nga mbooloo am nga organisation wala chef de famille nga ngir yàlla teel sa njaboot waxtaanal ak sa njaboot nga wax leen dëgg gi ñu jàpp ci du yàgg période la rek. mais bu fekkee ne da nga bëgg a résister. mais am ngeen yaakaar ne da ngeen ko daan.
am nañ yaakaar nit sax bu liggéey di am voilà loolu laa la bëgg wax nit foog nga am yaakaar. absolument foog nga am yaakaar. absolument te gis nañ Chine ni mu ci génne mën nañ cee génn waaye balaa ñu ciy génn am na fu ñu jaar. waaw xaw nañoo dee mu ngi koy. waaw kay foofu nag ñun la ñu bañ a yegg. parce que ñun bu yeggee foofu dina gën a métti chaque jour ngeen gis directeur général organisation mondiale de la santé moom yàgg na wax Afrique. ñoom li leen tere newal mooy Afrique. il a utilisé le mot pire. voilà il peut entre guillemets carrément mais bon. parce que li tax mu ragal wax na dëgg parce que dañu amul doolewu ak organisation ak moyen wu. pour mën def riposte li mu laaj. voilà li riposte bi laaj la ñu antanul moo tax boobu ba léegi ndeysaan mu ngi aalu. ne Afrique góorgóorlu leen Afrique teel leen jóg Afrique jóg leen ci bu mu dugg bu mu door parce que bu xasee ba door bu dépassé day ëpp ñun nag dugg na ba pare. y a encore des pays en Afrique yu ko amagul de. am na pays yoo xam ne amaguñu benn cas. ñun en Afrique de l'Ouest ñun ñoo am le plus de cas. et je pense qu'on est le 4e pays sur toute l'Afrique. kon ñu ngi ci fi mu ne nii situation bi ñu toll mooy la situation à haut risque fii ak une semaine. semaine bii di ñëw. benn docteur dootul nelaw ministre bi xam naa ne moom ndeysaan nelawatul. ak njabootam yépp parce que bu ñu xoolee dëkk yëpp ni ñu évoluer nga xool ni muy yokkee par semaine. ñun ñu ngi ci semaine bi nga xam ne phase bi nga xam ne fa la presque ñoom ñëpp multiplier par n d'un coup flambée boobu la ñuy ragal moo tax ñu ne ku nekk na toog këram li laay wala suuri na nit ñi toog seen kër li ñuy wax du caaxaan du kaf c'est une réalité dañu am tendance de trop prendre des choses à la légère. wala yaakaar ne ñun dara jommuñu sénégalais. wala dara duñu jot. dara duñu jot. fii Sénégal dara fi am fi ñu ko teg. loolu moom Sénégal kan la gën. Sénégal kan la ñu ëpp diine Sénégal kan la ñu ëpp xam-xam. Sénégal kan la ëpp mën-mën. nañu xool ci ñeneen ñi ñu góorgóorlu sur ce plan là. non fii dara duñu dal moom loolu defe naa ne ku. nañu arrêté di ko wax xelu sax waroo ko wax. wallahi azim parce que foofu yàlla nekkul foofu yàlla newul ci ay lii duma dal ak lee duma dal. gisoo vidéo yi la réalité elle est là ah bon. mais il y a des gens ñu ngi ba léegi ñu ngi wax naan dara jole man damay dem kenn mënu maa tere dem fi ma bëgg a jëm kenn mënu maa tere fi ma bëgg a jëm. ndax wallahi il y a des vidéos qu'on nous a envoyé kenn mënuñu tere fu ñu. ay vidéos di wax yooyu. je t'assure. léegi fi ma bëgg ñu aborder aussi mooy organisation au niveau des structures de santé. voilà très bien parce que ci tomb boobu sax ci la ñuy tënkee fa la ñuy tënkee. dafa am solo. gis nga pour bañ maladie jaxasoo. il faut qu'on mette en place un accueil à l'hôpital et un système de tri. kooku lu am solo la. ñu tànn leen. waaw kay kuy dugg ci hôpital bi rek am na foo war a jaaree dafa war a am circuit. bu chaque structure de santé war a mettre en place. pour éviter jaxasoo bi ak. jël systématiquement température képp kuy dugg hôpital ak koo munti doon nag. bu dee docteur bi liggéey si. bu dee malade bi ñëw def si consultation. bu dee ñiy nettoyer ñëw def si seen liggéey ku mu munti doon am na benn sas bu ñu war a créer ku ñëw jaar ci ba nga xam ne ñu mën a ber ñi am lii su ko defee professionnel ñu leen seen yoon a ngi nii yéen dugg leen ngeen def fi seen liggéey ñiy feebar ñu orienté leen yow ok yow lii la tax a ñëw lii la ñu orienté leen lii la tax a ñëw demal ci service de kooku c'est important ce dispositif doit être mis en place il n'est pas encore effectif partout. donc samay mbokk docteur laay wax ak les systèmes de santé. pour ñu def attention si affaire yu mel noonu il faut absolument que muy hôpitaux yi muy clinique privée yi. on a tendance à parler du public oublier les structures privées. elles sont aussi exposées que les autres donc ñoom itamit nañu mettre des comités au niveau de leur structure. connecté wu ak ministère les recommandations ministère et mettre en place des choses très claires dans leur clinique ku ñëw ñu test la. ku ñëw am nga fooy jaar ku ñëw am nga loo war a def ba nga xam ne dinañ mën a def mesure de prise en charge te aussi ñaax suñu mbokk médecins yi bu ñu fàtte yeneen maladies yi. ça s'est passé avec Ebola dans beaucoup de pays li ñu gagné woon dans la lutte contre beaucoup de maladies dañ ko perdre. parce que tout le monde est focalisé. sur bii maladie ba nga xam ne géretuñu yeneen ñi. il faut que ñu ubbi bunt. paludisme baa ngi fi ba léegi. même bu dee wàññeeku na. diabétique yaa ngi fi ba léegi di dem defi seen consultation. cancer yi. nga xam ne dañu am seen ay nu ñu koy waxee seen cure yi ñu war a def chimiothérapie. man dama am nekk ci association boo xam dañ leen jàppale il y a des malades qui nous ont appelé pour dire que dañuy repousser seen ay cure parce que fi mu ne nii hôpital dafa jaxasoo ak kii bi donc ça aussi maa ngi ci ñaax sama mbokk docteur yi attention. yeneen maladie yaa ngi fi am ba léegi yeneen urgence yaa ngi fi am ba léegi il faut pas qu'on passe à côté que nit ñi di dee ci yeneen maladie plus que même Covid-19 bi ñuy wax donc war nañ ci may xel un peu sur cela et fàttali nit ñi rek vraiment Sénégal du dëkk bu riche donc fait partie des pays en voie de développement amuñu doole nañu fagaru
nañu fagaru bañ a xaar ba ñu dépassé ñu voilà. d'accord voilà mais soxna si ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm docteur Amy Ndao nga bokk ci mbootaay gi nga xamee ne ay médecins ñoom ñoo ko jiite tey tamit bokk ci xeex bi fu nekk ngeen dugg fa wax dëgg yàlla di ñaan yàlla tamit mbër mi ngeen jàkkaar loolu ngeen daan ko te moom mooy coronavirus bi yàlla mën nañu cee jàppale ndax ba léegi amaguñu kenn ku ñàkk bakkanam tey sax yàlla bu kenn ñàkk bakkanam très bien ñu ñaan loolu ndax yàlla nag mooy def lépp waaye daal nañ ñaan rek mbokk yi ñu doon déglu kon ñu ngi leen di sant te ñuy fagaru bu tëjee ñaan bi nañuy ñaan tey fagaru maanaam ñaan go taxaw ci dara mooy li ma wax ci biir émission bi maanaam booy ñaan day tax nga am loo jóg ji ba noppi maanaam sabab lu def la nga war a mën a def door a tàllal loxo nag yàlla tabaarakallahu loolu dégg naa ko bu baax a baax mbokk yi kon beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen invité ñu ngi leen di ñaanal jàmm wasalaam merci beaucoup